Meilleure santé di seen émission wérgu yaram bi leen rajo Afia FM di digteel àllarba bu jot bu juróomi waxtu jotee ci ngoon jàpp juróom benn xoddiku ci bi nga lakkaleegul di lu wóor teel a jukk ci wàllum pàcc ci boo yëgee tawat di lu gën Meilleure santé di dalal waxtaan yu am solo ci wàllum wérgu yaram ngeen di ci ànd ak seen xarit Fama Dieng. émission bii di Meilleure santé pharmacie nationale d'approvisionnement moo leen koy may pharmacie nationale d'approvisionnement di PNA di leen taxawu ci ay garab ci générique muy garab yi nga xam ne garab yu baax la yomb te wóor te ngeen soxla ko fépp fu ngeen nekk te mu jëm ci ñëpp ñu xamal leen ne PNA mu ngi ci région yi nekk ci Sénégal yépp. asalaamaaleykum mbokk auditeurs yi gannaaw bi ma leen nuyoo di leen baalu àq bu baax a baax di leen baal àq ci weeru koor bi nga xamante ni dugg si nañ ci weer bi nga xamante ni weer bu sell la ñu leen di dalalaat ba tey si seen émission Meilleure santé ñu ciy ànd ak nag pharmacie nationale d'approvisionnement moom mi yor wàllum séddaleem garab gi ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ndax yéen a ngi koy teewlu àllarba bu nekk bu 17h jotee jàpp 18h ci seen rajo Afia FM ñu waxtaanee wàllum wér-gu-yaram waaye Ramadan oblige koor gi moo tax nag tey nag ñu daal di dalal maam Adam Mbodj di diététicienne dañ koy jox kàddu gi rek mu daal di nuyoo mbokku auditeurs yi laataa ñoo gën a xuus rek ci waxtaan bi madame nuyu na la. maa ngi leen di fay asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu auditeurs yëpp ak auditrices yëpp ci seen tur seen sant di leen baalu àq ci koor di ñaan yàlla may ñu kooru jàmm nangu suñu ñaan. ñu koy jaajëfal bu baax a baax ci teewam fii ci rajo Afia FM maam Mbodj dañuy faral di wax ne mois bii di mois de Ramadan maanaam weeru koor gi mën nañu apporter lu bëri ci wàllum santé à condition ñu nangoo coppi suñuy habitude alimentaire est-ce que ànd nga ci kàddu googu ak coppi suñuy habitude alimentaire lan lay tekki. waaw ànd naa ci parce que en général xam nga bu dee mois de Ramadan dañuy nekk à jeun duñu lekk duñu naan toute la journée donc duñu lekk duñu naan toute la journée loolu noonu dina permettre bu dee yow abusé woo boo ndogoo nga bañ a am ay excès daal nga bañ a am excès sucre nga bañ a am excès cholestérol nga bañ a am excès graisse n'est-ce pas donc moo tax dañuy wax ne koor day corriger lu bari ci sa yaram waaw day corriger lu bari ci sa yaram mais nag à condition comme li nga wax que boo ndogoo la nga xam ne yow da nga newoon ci sa xel ne da nga koo perdre ci journée bi yëpp nga jëm ko rattraper ci guddi gi wala ci xëdd bi à condition nga bañ ko def waaw loolu daal ànd nañ ci vraiment. d'accord ñu gis ne tamit dañuy faral di dégg itam ne ñi nga xamante ni ay diabétique nañ ak ñi nga xamante ni dañoo am ulcère mënuñu woor est-ce que loolu lu dëgg la tamit. xam nga en général ñi am diabète ak ñi am ulcère seen corps ça dépend aussi ci médecin bi leen di suivre bu dee xool na seen wér-gu-yaram ba xool na ñoom apte nañ pour woor mën na leen wax ñu woor waaw am na ñoo xam ne dañuy am ulcère dañuy woor am na ñoo xam ne dañuy am diabète dañuy woor mais ci ñu mën ko def ba pare aussi ñu mën a respecter seen régime ci weeru koor bi loolu du ci dara l'essentiel naka seen yaram àttan ñu mën ko def. ñoom tamit bu ñu wooree ba nga xamante ni heure dog jot na ñoom tam ban lekk nañ war a lekk alimentation boo xamante ni moo gën a adéquate ci ñoom muy diabétique yi ba ci sax ñi nga xamante ni dañoo yore ulcère. diabétique yi xam nga en général bu dee koor dafa ñëw ñoom dañuy xaw a jaaxle sax lu ñu war a lekk léegi ñoom xam nga bu ñu ndogoo nañuy jël benn tàndarma kese parce que tàndarma fruit sec la dañ leen koy tere mais comme aada la nañ jël benn fruit sec bu ñu jëlee benn fruit sec léegi bu ñu paree ñu naan seen meew mu tàng wala ñu naan seen café bu tàng wala ñu naan seen ataaya bu tàng léegi nag daal di lekk tuuti mburu waaw ñoom mburu mi bu ñu abusé nañ cof tuuti rek ñi mekk na mburu par exemple boo jëlee un quart bi nga xaajaat ko muy 1/8 miche bi mën nañ ci lekk tuuti rek léegi bu la neexee ñu def seen charcuterie mais charcuterie bi ñuy def day nekk charcuterie de volaille lay doon te buñ ko jël chaque jour dañ ko jël benn yoon par semaine c'est ça que je les recommande parce que dafa am suukar te xam nga bu en général bu amee diabète day am hypertension nu mu gën a gaawee donc buñ jël nag benn beignet buñ jël beignet bu ñu jël gâteau lu sucré buñ ko laal dañuy respecter seen régime nañ jël mburu wala ñu jël biscotte nature wala ñu jël pain de mie nature boo xam ne amul suukar ñu jël ko bu ñuy tartiner ñu tartiner tuuti daal di ko lekk léegi na xaar repas du soir bi nag nañu fexe bu ñu wooree nañ def seen entrée bu dëgër entrée bi na doon crudité wala mu doon légume cuit crudité yi ñu lekk ci bu baax wala ñu dee macédoine tay ko léegi nag daal di lekk wala haricot vert am na fan yi ñu daal di ci def seen entrée bu baax daal di ko lekk avant ñuy lekk seen jën wala seen ginaar en général diabétique moom lañ koy recommander moom bu dee régime surtout Ramadan le soir lay lekk
donc bu mu laal yàpp bu duuf bu xonk bi na lekk jën wala mu lekk ginaar ça dépend ci nuñ ko koy toggalee dégg nga léegi bu jëlee ceeb bi mu respecté ay proportion bu jëlee pomme de terre mu respecté ay proportion mu rangé mu jël toujours ceeb bu teyee mu jël ceeb bu subaa mu jël lentille beneen jour mu jël ñebbe accompagnement légumes féculents yi ba pare bu pare mu jël fruit bu dee fruit sucré bi mu def comme régime am mu xaaj ko war a mu jël tranche bu dee fruit boo xam ne acide la comme ay pomme ay orange mën na jël bu ne benn bu dee ay mango mu jël une portion naan ndox mu bari léegi nag balaa moo tëdd bu sentiree ne xiifaat na mu naan meew wala mu lekk fruit te muy xëdd nag xëdd bu baax parce que il faut moom mu xëdd waaw parce que déjà dafa am diabète xiif da koy yomb te facilement mën a def hypoglycémie donc buy xëdd aussi mu jël fondem wala mu jël caagrem wala mu jël laaxam wala mu jël sombeem mais ba tey portion parce que ay aliments yu am suukar la ba pare mu naan meewam bu tàng wala mu naan kafeem ça dépend mais l'essentiel na xëdd te tare na naan ndox mu bari mu wàññi suukar bi wàññi graisse bi yaa ngi dégg ba pare wàññi aussi xorom bi léegi bu dee ki nga xam dafa ulcère moom aliments yu weex lañ koy tere moom na fexe ba nga xam ne moom maanaam yu forox ak yu weex par exemple ay soow yu forox wala soow yu weex yooyu yëpp bu mu ko laal dégg nga ay citron ak tamit togg yu weex yi café non togg yu weex yi nga xam ne day bari poobar bari laaj yooyu yëpp dañ ko koy tere bari kaane donc moom ki nga xam ne dafa ulcère moom tamit dañ koy tere graisse bu bari moom tamit bu dee dafay woor na fexe ba moytu yooyu surtout nag buy xëdd mu xool bu baax li muy xëddee mu bañ a lekk boo xam ne da koy indi problème ba pare indi ko ay problème xër nga ñu am na solo bu baax a baax di leen fàttali ne yéen a ngi seen rajo Afia FM ci seen émission meilleure santé ñu ci ànd ak nag pharmacie nationale d'approvisionnement tey nag ñu ci ànd ak seen invité di diététicienne di Mame Adama Mbodj dégg ngeen ko kàddu yu am solo yi nga xamante ni jot na koo wax madame Mbodj ñu gis ne itam ñun ñi nga xamante ni ñoo ngi ànd ak suñu wér-gu-yaram noonu lañ ko mën a waxee bu ñu wooree ba ngoon daanaka duñu xam naka lañuy lekkee ñu bëri nañuy woor ba ngoon li ñuy njëkk a dugal seen biir mooy ndox nañuy naan ba maa ni boo waxee ñu ni la dama maroon ci journée bi mais est-ce que loolu tamit baax na ci ñoom. loolu gënul xam nga boo wooree ba ngoon xam nga déjà yow sa estomac dafa def dara nekku ci woon donc war nga mën a naan lu tàng. dégg nga ba ubbi sa biir boo naanee lu tàng ubbi sa biir léegi xam nga en général comme li ma wax rek aada la dañuy jël tàndarma boo jëlee tàndarma ba pare léegi nga naan lu tàng boo naanee lu tàng nga ubbi sa biir boo paree doog a lekk sa mburu sa tuuti mburu parce que boo lekkee mburu bu bari tamit après doo mën a lekk ci repas bi nga xam ne moo ñëw te repas bi ñëw moom moo ëpp solo yaa ngi dégg léegi boo lekkee sa mburu war nga lekk sa croissant war nga lekk sa beignet war nga lekk sa fataaye waaw xeetu pepp yooyu muy céréale boo ci lekkee tuuti rek après nag nga xaar léegi repas bi mën na nekk yàpp nga xam ne du duuf bari graisse nga lekk comme guddi lay doon li ci gën sax mooy ginaar ak jën boo ko lekkee nga lekk ko ak sa ceeb xam nga ñun en général dañoo tàmm ndogoo ceeb mais ceeb bi parfois da ngay dem ba doo ko mën a lekk bu ko defee mën nga changer nga def sa couscous nga def sa vermicelle wala nga def sa petit pois wala nga def sa lentille wala nga def sa haricot vert n'est-ce pas nga xool nooy accompagner sa yàpp wala sa jën wala sa ginaar ba nga xam ne yow di nga ci mën a lekk ba suur te du la indil ay loraange ba pare boo paree nga jël nga nàkk sa xaal fruit mango wala papaya nga xool boo ciy lekk léegi nag après nga naan ndox mu bari parce que journée bi yëpp yaa ngi toog naanoo léegi xëdd bi aussi booy xëdd da ngay jël ci pepp yooyu tamit benn loolu fondé laax caakiri yooyu benn la daal ak pain boo ci jël rek baax na mais boo ci jëlee nga jël ci lekk ci tuuti daal di naan sa lu tàng parce que tamit yaa ngi nelawoon ba yeewu boo naanee sa lu tàng léegi nag daal di naan sa ndox mu bari léegi nag ñu fexe bu ñuy lekk ci weeru koor bi bu ñuy ndogu ak bu ñuy xëdd ñu moytu lu niin li moytu lu saf xorom li moytu suukar su bari parce que ñun ramadan bu ñu demee dañuy abusé dañuy nekk di lekk ay croissant yu bari ay pain choco yu bari viennoiserie yi dañ ciy lekk lu xabaabal charcuterie bi ñu lekk ci lu xabaabal yaa ngi dégg léegi ba pare jus yi moom façon jus bu dee dinañ ko teg donc nañ moytu bu teyee boo naanee jus subaa nga naan ndox beneen jour bi nga lekk sa fruit ba nga bañ a def chaque jour nga naan jus parce que loolu day dem ba mujj gi koor gi day mel ni jëriñu dara ci yow au contraire sax da ngay woor ba pare te yaa ngi sa tension wàññeekul wàccul
yaa ngi gis ne sa suukar wàccul ba pare yaa ngi gis ne aussi da nga jël poids wala sa poids bougé wu te loolu c'est pas normal daal moom boo wooree war naa am lu mën a wàññeeku ci yow tuuti waaw. am na solo bu baax a baax madame Mbodj comme ni nga ko waxee rek cuisine sénégalaise dafa bëri excès bu baax a baax sénégalaise yi buñ toggee ceeb day bëri diwlin buñ defaree jus day bëri suukar lan nga leen di conseiller jëm ci wàllu woowu. waaw manger équilibré rek xam nga manger équilibré vraiment dafa métti xam nga muy Sénégal muy Europe muy Amérique manger équilibré ci nit ki moo war a xam ne muy lekk équilibré booy lekk waroo xabaabal waroo jaxase lekk yi nga xam ne ñoom ñoo bokk origine. maanaam tey nga togg lentille def ci pomme de terre xam nga ñun par exemple dinañ teg lentille def ci pomme de terre spaghetti def ci pomme de terre alors que lentille la war a pomme de terre war a spaghetti war a ceeb yaa ngi gis léegi nag daañu lekk suñu yàpp suñu jën suñu ginaar te bañ ci abusé ay portion lay doon yaa ngi dégg lekk suñu fruit lekk suñu légume naan ndox mu bari bañ a utiliser ay bouillon utiliser ay épices yu naturel yaa ngi dégg ba pare aussi def sport yëngatu wàññi ndox mu sedd bi nag parce que ndox mu sedd bi en général ndox mu sedd moom baaxul li gën mooy nga naan ndox mu sedd boo xam ne ndox moo xam ne du sedd du tàng au sedd lañ koy wax waaw mu bañ a dugg ci frigo bi loolu moo gën tàngaay bi la en général bu ñëwee gars yi dañuy abuser ndox mu sedd mais même booy naan sax na nga naan boo xam ne xaw na sedd tuuti parce que loolu aussi day indi ne yow sa organisme ni muy jëlee say ferñeent du baax day yéex donc là ba pare aussi day ballonné day rëyal sa biir et cetera donc loolu moo tax ndox mu sedd moom c'est pas recommandé donc ñun loolu la ñuy recommander manger moins sucré moins gras moins salé ba pare naan ndox mu bari lekk fruits ak légumes vraiment loolu mooy manger équilibré. dañuy gis ne tamit ci weeru koor bi marché yi day bari lool ay jus paquet day bari lool ay saucisson jus yi ni nga koy gis ñu rangé ko ci suuf sénégalais yi malheureusement duñu jël pen xool date de péremption bi ba xam jus bi ñuy naan baax na wala baaxul ba xam saucisson bi ñuy jënd nekk na ci anam yoo xamante ni mën nañ ko lekk te du am benn danger saucisson boobu ak jus yooyu lan la leen mën a apporter ci wàllum wér-gu-yaram jëm ci wàllum koor gi. waaw ndax sénégalais yi dañ koy utiliser bu baax a baax. est-ce que am na ay vitamines yu ci nekk ak yooyu noonu. waaw xam nga boo jëlee charcuterie mooy saucisson jambon corned-beef ay lu ñuy defaree ak yàpp la mais produit en conserve la te xam nga produit en conserve boo gis rek am na produit chimique boo xam ne moo fi nekk pour stabiliser ko loolu am na colorant am na comment dirais-je mais dafa bari xorom. moo tax charcuterie boo gisee ñi nga xam ne dañoo am hypertension artérielle sax dañ leen wax ne leen bu ñu jël charcuterie parce que dafa bari xorom donc dafa xam am na ferñeent vraiment parce que comme ci yàpp la jóge am na ferñeent yàpp yi bien que bu ñu koy transformer dina am lu perdre mais aussi nit ki boo koy lekk da ngay xam noo koy lekkee waroo ci abuser xam nga abi moo baaxul lekk boo gis ne da ngay yemale ñun en général noonu la ñu dañuy gën benn lekk ñu abuser ci alors que du noonu da ngay mos fii mos fee yaa ngi gis léegi nag bu ko defee lu mel ni par exemple ay croissant viennoiserie aussi am na solo parce que am na ay ferñeent vraiment ñoom ñëpp am nañ ferñeent mais bul abuser daal bu abuser da lay indil ay loraange ay feebar lekk la lay indil léegi aussi xam nga bu dee yow weeru koor dafa ñëw nga xam ne da nga utiliser ay conserve yu bari xam conserve ku ci nekk war nga am yoon moo koy tànnee boo demee ci marché bi war nga mën a xool date bi ba xam waaw date bi ndax périmé wul date bi fan la toll kañ lañ ko fabriqué kañ la war a arrêté waaw léegi aussi am na nañ bàyyi xel ne am na tamit produit yoo xam ne day périmé dans 1 mois wala 2 mois ñu jël bazardé ko entreprise bi bu weeru koor bi ñëwee comme nit ñi dañuy jënd rek ñu bazardé ko ci marché bi mais bu ñu ko basé ci marché bi en général des fois ñu exposé ko à la poussière parfois ñu teg ko ci naaj bi te xam nga loolu en général mën na anticiper péremption produit bi. yaa ngi dégg alors que produit bi date de péremption ñëwagul de mais condition de conservation yi moo baaxul moo tax produit bi di loolu di yàqu donc nañ bàyyi xel ci loolu bu ñuy jënd ay produits ay denrées alimentaires ñu bàyyi qualité bi xool date de péremption bi xool emballage bi xool ndax nekkul loo xam ne dafa bombe lañ koy wax bësale fissuré ci conserve bi xool ndax amul poussière xam nga poussière bi fii bari na fi mais bu poussière bi do jàll bi da lay jaay fomp poussière bi bu ko defee mais yow tamit boo yeggee sa kër na nga raxas conserve ba pare ak désinfecté ko doog ko ubbi. voilà madame Adame Mbodj dañuy faral di dégg itam yenn ci diététiciens yi ñuy faral di wax ne produits yooyu mën a limal sànq mu di jus yi ak charcuterie yi lu ci mel ni saucisson day faral di indi feebar bii di cancer est-ce que loolu lu am la.
Ça dépend ci utilisation bi xam nga cancer en général dafa nekk complication benn maladie lay doon moo tax en général sax dañ koy wax tumeur donc xam nga kii yooyu produits chimiques yi nga xam ne moom la ñuy def en général ci conserve alimentaire yi day doon ay produits yoo xam ne dafay sensible n'est-ce pas comme li ma la wax au rayon ultraviolet mooy rayon du soleil ak yooyu donc yooyu bu ci laal rek mën na transformer produit chimique bi en benzopyrène wala en hydrocarbures aromatiques polycycliques c'est des produits cancérigènes xam nga lekk li tax mu gaaw a joxe cancer mooy dama lay jox exemple par exemple boo jëlee tomate nga jël rosi ko ci diwlin bu tàng bi déjà diwlin ba bu dee diwlin boo xam ne mënul nangu yenn température day dem ba nga xam ne day changé wu à HAP boobu ma lay wax day cancérigène léegi nga jël tomate ba di ko ci yëngal ba nga xam ne produit chimique bi nekk ci tomate bi dem nga ba carbonisé day transformé wu en HAP hydrocarbures aromatiques polycycliques yaa ngi dégg yooyu par exemple nga jël ngay lakk tey sa jën wala nga lakk sa yàpp daal di boyal bi boyul nga jël lekk bi mu jege kii bi day dem ba indi ay hydrocarbures aromatiques polycycliques yooyu tamit wala benzopyrène yooyu yëpp ay produits cancérigènes xam nga moo tax ñuy wax naan lekk en général boo ci moytuwul du ci bari dina indi ay problème de cancer donc li ma la wax rek il faut ñu xoolaat suñuy mode de cuisson xool suñuy façon lekk et essayer toujours de manger équilibré. émission bii di meilleure santé pharmacie nationale d'approvisionnement moo leen koy may pharmacie nationale d'approvisionnement di PNA di leen taxawu ci ay garab ci générique muy garab yi nga xam ne garab yu baax la yomb te wóor te ngeen soxla ko fépp fu ngeen nekk te mu jëm ci ñëpp ñu xamal leen ne PNA mu ngi ci région yi nekk ci Sénégal yépp mbokk auditeurs yi di leen fàttali ne yéen a ngi seen rajo Afia FM ci émission meilleure santé ñu ci ànd ak suñu partenariat pharmacie nationale d'approvisionnement tey nag ñuy dalal madame Adam Mbodj di diététicienne ñuy waxtaanee nag lu am solo jëm ci wàllum mois bi nga xamante ni ñu ngi ci nekk mu di mois de Ramadan madame Mbodj dañuy faral di dégg tamit sax ñu bari ci askan wi dañuy faral di am ay difficultés lan lañuy lekk xëdd yaa dugg nga ci sànq am na ñoo xam ne dañ naan la man ceeb laay xëddee am keneen ki ne ko man de du ma xëddee ceeb parce que ceeb daf may xëm ñeen ni bu ma xëyee ñii ne ñamu suukar bee baax ñii ne ñamu xorom bee baax en fait xëdd lan moo ci baax comme alimentation. waaw xam nga par exemple bu dee ceeb ngay xëddee na doon na xamal ban ceeb lay doon xam nga mën na nekk ceeb mën nga ko am sombi mën nga ko am ñànkatak bu dee ñànkatak la garaawul parce que ceeb ak mburu ak fonde ak laax yooyu yëpp ñoo bokk xeet mais bu dee ceebu jën boo xam ne dañ ko togg ba pare mu niin nga lekk ko ci fajar lay indi problème xam ngeen ñi loolu gënul moo tax en général ñu naan ñamu suukar bi mën na bañ a nekk ñamu suukar mën na nekk ñamu xorom mais tamit bu mu doon loo xam ne bu mu niin bu doon loo xam ne dafa forox wala bu mu doon loo xam ne dafa wex nga xam ne da lay sonal ci journée bi yaa ngi dégg donc xëdd bi li ci gën moom mooy loolu l'essentiel na nekk benn céréale na nekk céréales riz maïs mil sorgho blé luñ ko transformé rek muy mburu muy croissant muy beignet muy laax muy fonde muy caakri muy ngalax sax l'essentiel nañ ci lekk loo xam ne yem na daal parce que xëdd bi aussi doo nekk di lekk di xabaabal da ngay lekk lu yem rek daal di naan sa boisson chaude léegi nag daal di naan sa ndox mu bari léegi nag bu dee bëgg nga fruit mën nga ko lekk nga lekk sa benn fruit tamit de toute façon ça fait du bien loolu la mais l'essentiel nañ éviter yooyu lekk bu niin ak lekk bu suukar bu tamit bari ba ak tamit lekk boo xam ne dafa bari xorom loolu nañ ko éviter ak lekk bu forox. fruits yi itam dafa mel ni dafay am solo bu baax a baax li su mel ni mango bu weeru koor jotee dañ koy faral di gis bu baax a baax ci marché bi est-ce que am na moom tamit ay vitamines yoo xamante ni mën na leen ko apporter. lii mango fruit bu baax la vraiment te fi mu nekk nii feeñ na fruit de saison la wax dëgg yàlla moom dafa am vitamine A dafa am vitamine C dafa bari fibre. vraiment mango mais nag au fait mango xam nga dafa c'est un fruit mais sucré donc damay ñaax sama mbokku diabétique yi ak ñi nga xam dañu am hyperglycémie ak ñi nga xam ne dañu obèse ñu yamale bu ñuy lekk mango buñ ci xabaabal parce que mën na yéegal seen suukar dañ ciy lekk rek tranche bu dee mango bu mag ñu daal di dagg benn tranche daal di benn côté bi daal di lekk bu dee mango bu ndaw mën nañ ko lekk waaw parce que parfois xam nga ça dépend boo nee lekk leen benn mango mën a dem lekk mango bu mag mu lor ko te da ngay gis en général fii Sénégal période mango bu ñëwee diabétique yëpp ay feebar
parce que ñoom ñëpp dañuy abuser ci mango bi léegi nag ngir yàlla nañ bàyyi di abuser ci fruits sucrés yi fruits sucrés mooy par exemple poire mango melon xaal yooyu fruit ñoom buñ ciy lekk nañ xam ne ñoom waruñoo lekk fruit bi entier dañ fi war a lekk benn portion Madame Mbodj dogguma la mais loolu mooy problème mu sénégalais xamuñu lekk ak modération est-ce que jotul tam ñu defal leen benn éducation nutritionnelle bien sûr xam nga am feebaru lekk moom muy hypertension muy diabète muy hypercholestérolémie loolu yëpp dafa laaj suivi xam nga ñun nag suñu éducation généticien da cee bokkul da cee bokkul moo tax na en général ndeysaan ñi nga xam dañoo am feebaru lekk yëpp dañuy am problème ku leen suivre parce que médecin bi ci hôpital bi vraiment moom dafa bari malade dina la def li mu mën dina def carte de dam suivre la ne la jëlal lii jëlal laa mais généticien bi moom moo gën a mën a sori moom moo la mën a woo lekkal li lekkal laa tranché la ne la defal lii tranche bii ngay jël war a mu ne la fruit bi nii nga koy jëlee war a mu ne la crudité yi nii nga koy jëlee xam nga moom mooy dem ba foofu mais amuñu boobu notion mais comme yàlla dimbali nañu yéen journalistes yi nga fi ñun tamit dañ leen di ñaax vraiment di leen aider parce que feebar bu yu xaw a soof la te dafa laaj soppeeku ci sa lekk donc bu ñu leen waxee bàyyi leen lii nañ ko bàyyi bu ñu leen nee lii ëpp na nañ ko wàññi ñu suivre seen régime te boobaa dinañ ci gis wér-gu-yaram ba pare ñuy naan ndox mu bari ba pare di doxantu léegi fruits yi nga xam ne dafa acide mooy pomme orange ananas yooyu mën nañ ci lekk mais yeneen fruits yeneen yëpp nga xam ne dafa sucré yooyu yëpp dañ buñ ci lekk proportion ba pare ñuy lekk légumes di lekk chou di lekk salade di lekk ay feuilles parce que yooyu dafa bari ferñeent bi ñuy wax fibre yooyu en général boo amee feebar yooyu da nga gis day am lu lay jëriñ ci sa yaram ñu gis ne madame Mbodj itam yéen diététicienne yi bu ñuy koy xool mois de ramadan ba mois de ramadan weeru koor ba weeru koor na leen di dégg ngeen di faral di wax ak askan wi pour ñu def attention ci seen wàllum alimentation nan nañuy lekkee de façon équilibrée pourquoi pas en dehors de mois de ramadan bi nga xamante ni nekkuñu ci mois de ramadan bi ngeen di génn di wax ak askan wi parce que problème de santé yi ñuy gis fii yëpp wàllum alimentation yi ñoo koy indi bouillon yi bari na soxna yi bu ñuy togg bu ñu deful 4 ba 3 bouillon du am lu leen neex na saf rek ñoom lekk gi na saf rek xooluñu li nga xamante ni moo di wér-gu-yaram xam nga en général boo gisee pourtant sax dinañuy faral di génn lu dul weeru koor parce que man mii en général di nga gis tabaski war a korité mais événement daal en général bu amee si ngay gën a gis nag médias yi dañu wër vraiment kon ñun tamit am nañ ci part de responsabilité parce que yéen période boobu par exemple gis nga démb rek lañ koor mais médias yi ñu bari ñi ngi woote fu de pour mën a am seen i interview donc buñ ko doon bu doon dañuy def ay émission à la télé yoo xam ne dañuy invité diététicien émission santé parce que fii am noonu def ay émission santé yu fi commencé woon mais da ngay gis dañ koy dagg émission bi du continuer moi je sais pas pourquoi di nga dem sa ba commencé ci gis sa bopp mais da ngay dañuy dagg émission bi mais ce serait bien moom émission yoo xam ne day continuer di sensibiliser la population parce que ñun vraiment ñun sensibiliser la population bi utuñu ci dara ñun ñu ci ut mooy juste jàppale nit ñi xam nga ñu wàññi feebar yi parce que feebaru lekk comme ni nga wax dafa bari donc ñun gis nañ ne ñun comme ñun yàlla may nañu xam-xam ci loolu buñ ci jàppale askan gi vraiment dina tax mu wàññi taux boobu donc ñun daal vraiment ñu ngi leen di déglu yéen daal médias yi comme yéenay diffuser information bi vraiment boo leen ñëwee dinañ leen ubbil suñu buntu wax ak yéen jàppale askan gi et tout. am na solo madame Mbodj ma def entre parenthèse bu ndaw ñu gis ne tamit yaa ngi koy wax sànq hypertension artérielle bari na lool ci askan wi bari na lool li ñu koy nemmeeku ci askan wi lan la feebar bi di bañ. hypertension artérielle boo gisee lu tax mu bari Sénégal li ko indi mauvaise alimentation bi bari na c'est vrai que stress dina ko joxe mais boo xoolee suñu mauvaise alimentation bi surtout moo koy joxe xorom bu bari dégg nga bouillon bu bari comme yaa ngi koy doog a wax nii ba pare hypertension bu leen fàtte ne dafa nekk complication maladie yu bari bu amee yaram hypertension da lay jege bu amee diabète hypertension da lay yomb yaa ngi dégg léegi am na ñoo xam ne ñoom cette hypertension lu physiologique la c'est-à-dire ñoom am dara lu ko indi cause bu naturelle la mais ñoom aussi dañu war a même ñoom def seen régime gérer seen bopp yaa ngi dégg moo tax léegi nag boo amee hypertension artérielle da ngay jël sa matukaay def sa régime mooy nee nañ la da ngay def régime hyposodé da ngay wàññi sa xorom am na ñoo xam ne dañuy wàññi xorom bi ci guddi gi duñ lekk xorom am na ñoo xam ne toute la journée dañuy lekk xorom
mais dañuy teel a reer 19h nga reer yaa ngi dégg xaar ba mu gën a guddi nga doo ko tëdd mais terewul xorom bi doo ko wàññi de mais da nga koy wàññi c'est-à-dire doo ko ñàkk a lekk di nga ko lekk mais da nga koy wàññi ci journée bi yëpp am ñoo xam ne dañuy opté pour reer bi ñu bañ a lekk xorom ba tey baax na mooy mais l'essentiel da nga def régime hyposodé nga bàyyi conserve c'est-à-dire lépp lu ñuy jaay ci boutique bi industrialisé day am tuuti xorom nga bàyyi ko nga wàññi graisse léegi yàpp bu duuf bi dañ la koy tere donc yàpp bu xonq mieux vaut sax man en général hypertendu bu ma lay jox conseil dama lay wax bàyyi yàpp bu xonq lekkal ginaar ak jën waaw léegi nag boo demee mënoo muñ yàpp bu xonq na nga jënd yàpp bu xonq boo xam ne du bari graisse ba pare na nga dindi graisse bi nga xam ne yaa ngi koy gis sa bët na nga ko dindi doo ko lekk te na nga ko wàññi bu ko lekk lu bari dégg nga léegi aussi togg bi ngay togg bu ci def beurre bu ci def margarine yooyu yëpp bàyyi ko na nga def diwlin te booy def diwlin na nga def tuuti diwlin ay kuddu yu ndaw ngay def ba pare diwlin bi ci gën mooy huile d'olive mooy huile de tournesol léegi mais huile yooyu en général dafay xaw a cher mën nga jël sax huile de soja bi ñu lay jaay boobu végétal mais quand même une cuillère yaa ngi dégg naan ndox mu bari ménager sa bopp wàññi stress ba pare lu ci mel ni laaj dafa baax day wàcce tension lu ci mel ni chocolat moom it day wàcce tension mais chocolat boo ne chocolat bu ñu jëlee chocolat sucré bi baaxul day yéegal suukar da nga jël chocolat noir mais de temps en temps doo ci abusé waaw donc hypertendu loolu mooy régime mais bouillon moom da koy bàyyi daa lay utiliser épices naturelles yaa ngi dégg loolu moom boo ko defee je pense que nit ki mën na moytu nga am hypertension sévère ba yàlla def indi AVC xam nga boo xoolee AVC te mu bari ci dëkk bi yépp ci hypertendu ku fi am AVC rek laaj ko peut-être c'est une personne boo xam ne dafa hypertendu wala am na lu mu abusé rek tension ba yéeg nu mu gën a gaawee rek AVC ba yegsi yal nañ ci yàlla musal donc nit ñi daal il faut ñu am hygiène alimentaire ak hygiène de vie pour pouvoir combattre l'hypertension artérielle am na ñoo xam ne aussi consommation abusive d'alcool moo leen koy indil moo leen di indil hypertension artérielle voilà. yaa ngi koy wax sànq huile de tournesol bi ñu bari ci jigéen ñi duñ koy faral di utiliser diwlinu gerte bi nañuy gën a faral di utiliser diwlinu gerte boobu est-ce que dafa am ay dangers yu su nekk ak yooyu noonu. diwlinu gerte gi ça dépend bu dee huile d'arachide raffinée bu dee bi ñu raffiné bi daan prise bi defar boobu moom macha allah mais bu dee segal bi moom segal bi dafa am ay déchets segal bi moom c'est cancérigène parce que dafa am ay déchets purifié wuñu ko donc le fait nga koy jël di ko togg noonu moom segal bi mën na la indil ay musiba yaa ngi dégg léegi huile d'arachide raffinée bi li tax mu gën mooy huile d'arachide moo gën par exemple ñun Sénégal habitude bu ñu amee di ko toggee. waaw parce que dañuy faral di ko dégg naan diwlinu gerte bi moo gën ci diwlin. moo gën parce que lu tax parce que moom mën na sens te du def dara moom du changer mais bu dee huile de soja bi nga xam ne moom nii wala huile de tournesol yeeg yooyu moom bu au-delà de 100 degrés rek commencé na transformé en produit cancérigène moom moo tax huile yooyu kenn warul sax di ko toggee yenn togg di ko defay friture wala di ko rosé comme ñun ni ñuy toggee man daal je pense que fan yee maa ngi doon dégg ci presse bi que ne Sonacos bëgg na commencé jox ñu diwlu gerte bi ñu di ko consommer man keroog damaa kontaan parce que dama ne voilà léegi nag ñi ngi am chance au moins ñu mën a changer suñu habitude ak huile d'arachide dinañu permettre ñu mën a éviter yenn maladies comme ñu ci bari dañoo dëgër bopp dañu mënoo leen tere diwlin bi sens nga rosi. waaw moom faaw mu sens rek. donc loolu la ñuy gën a conseillé huile d'arachide bi moom moo gën mais pas segal bi moom c'est pas de l'huile raffinée vraiment dafa bari déchet. ci biir waaw dafa bari déchet. am na solo bu baax a baax mbokk auditeurs yi di leen fàttali ne yéen a ngi seen rajo Afia FM tey nag ñuy dalal ci seen émission meilleure santé tey ñuy dalal madame Adame Mbodj di diététicienne ñuy waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum alimentation jëm ci wàllum weeru koor gi nga xamante ni ñoo ngi si dañuy desandi ba tey ci wàllum weeru koor gi ak li nga xamante ni moo di diététicienne bi di madame Mbodj ñu ngi koy wax sànq bu ñu nee Ramadan ñu bëri tamit bu ñu ndogoo ba pare. dañuy daal di ràcc julli timis julli nu ñu koy waxatee gée daal di ràcc du ñu xalaat def sport te yaa ngi koy wax sànq ci sa biir wax sport lu am solo la ci biir Ramadan bi. xam nga en général sax Ramadan am na ñu bari ñoo xam ne bu ñu daan def sport am na ci ñoo xam ne dañuy arrêté. am na ñoo xam ne du ñu arrêté mais bu ñu ndogoo ba pare après si la ñu def sport mais waxuma sax sport mais par exemple boo lekkee ba pare waroo tëdd.
dégg nga boo lekkee ba pare da nga war a dox tuuti dox ba nga xam ne yow xam nga parfois dañ naan da nga war a dox 40 pas 40 pas yooyu c'est juste pour nga wàcce li nga lekk mais lekk tëdd baaxul moom mooy indi ay problème de reflux gastro-œsophagien yaa ngi dégg donc day indi ay mauvaise digestion digérer woo dem tëdd nga dem ba lekk bi yéeg ba ci sa bakkan yaa ngi dégg maa da daytaane mu tere laa nooyi nga jaar fa dem ñu ne pourtant démb de reeroon na ba suur yooyu moo koy indi donc nit bu lekkee ba pare fa war a doxantu ba nga xam ne digéré na léegi nag moo tax toujours may insister ci fruit ak légumes crus yooyu da lay permettre nga mën a teel a digérer naan sa ndox mu bari léegi nag ba xam ne yow sentir nga ne yow oyof nga doog a dem tëdd loolu moo normal. am na ñoo xamante ni madame Mbodj tamit weeru koor boo koy seet bu ñu xasee ba dog ba pare am na ñoo xam ne dañuy xëppoo ndox mi dañ koy naan ba xëppoo ko am na ñoo xamante ni dañuy jël jus bi remplacer ko par ndox mi de ce fait duñ naan ndox mu bari jus bi rek nañuy naan. nga boo jëlee jus remplacer ko ndox mi yow yaa ngi indi consommation abusive de sucre parce que jus moom mënul remplacer ndox dara mënu ko remplacer ndox lañ la wax nga naan jus xam nga dafa nekk lekk boo xam ne du loo xam ne nit ki da koy jël toujours déedéet loolu ñu bari am nañ gebet ndax loolu chaque jour jus non jus loo xam ne parfois rek nga xam ko envie rek nga naan ko loolu la léegi à la place du jus nañ essayer jël fruit naturel yaa ngi dégg wala booy def jus tamit nga def jus de fruit naturel boo xam ne tuuti suukar nga ciy def bu ko defee mën nañ comprendre que fruit bi nga jël def ko beneen consommation beneen façon de le consommer mais quand même boo xam ne aussi day naturel. en parlant de jus am na ñoo xamante ni tamit bisaab bi buy bi ba si sax jindeer bi est-ce que yooyu tamit gënul jus yi. waaw moom yooyu jus naturel la bisaab jus naturel la jinjeer jus naturel la buy jus naturel la ba pare bu ci nekk da nga am sa njëriñ jus bisaab bi wax dëgg yàlla gars yi li tax ñu koy jël ci koor bi dafa baax ci coono dégg nga mais bisaab bi tamit warul wex bu wexee am na ñoo xam ne noonu la leen indi problème ulcère wala xër ngeen ñu yooyu wala mu sonal seen estomac léegi bisaab bu oyof lay doon ba pare naturel ñu bañ cee def ay colorant ak yooyu ñu def ci rek naanaa yaa ngi dégg lu naturel léegi buy bi moom it dafa bari calcium dégg nga dafa baax ci ay yax ak yooyu buy moom amul morom moom léegi ci jinjeer baax na ci ay problème mu xol moom tamit ni nga koy gis noonu dafa bari njëriñ jinjeer donc jus naturel yi mu war nga jël fruit nga mixé ko jaxase ko ak meew nga kii loolu tamit jus la mais abuser boisson gazeuse yaa ngi dégg ba pare même aussi mën nga jël sa jus yooyu mais nga suukar ko ba mu wex ba tey baaxul yaa ngi yàq bisaab bi yaa ngi yàq buy bi yaa ngi yàq jinjeer parce que déjà am na njëriñ mais suukar nga ko ba mu wex donc la boisson qui est meilleure mooy ndox moom lañ gën a recommander vraiment na ñëpp jël ndox ba pare léegi nag booy naan jus nga jël sa benn verre de jus léegi nag tey boo juyee bu subaa nga fruit gannaaw suba nga fruit moom mën nga ko lekk chaque jour léegi nag beneen jour nga def sa jus mais chaque jour weeru koor bi premier jour ba 30 jours yi jàll yow chaque jour yaa ngi naan jus ba pare am na fi ñoo xam ne comme li nga wax rek dañuy jël bouteille bi rek jàll ko waaw am na loolu dafa doy waar sama mbokk faalee bi ak jaañeen yooyu la ñuy def te yooyu noonu day tax day man koor gi jaaxal man de koor gaa ngi nii jàllal te maa ngi nii rësuma sax. au contraire docteur bi lu am solo dañ koy faral di dégg. au contraire docteur bi nee na man sama suukar daa yéeg parce que yow yaa def li sa suukar yéeg parce que yow da ngay lekk rek boo nogoo commencé nga lekk suukar ba ba ngay tëdd boo xëyee tëj xëdd ba nga lekk suukar léegi nag fi mu nekk nii yow diggante boobu noonu yow ba pare xam nga boo lekkee ba guddi gi. xam nga guddi gi ak bëccëg bi seen différence mooy guddi gi sa estomac ni muy jëlee lekk bi. bëccëg bi moo gën parce que bëccëg bi yaa ngi nekk en activité mais guddi yaa ngi nekk au repos xam nga bii moom si la observation bi di gën a jël guddi gi moo tax guddi booy lekk da nga war a xool nooy def waaw daa am ñoo xamante ne madame Mbodj dañ naan la man dama amee estomac loolu tax na du ma woor mais est-ce que estomac mën na empêcher nit mu bañ a woor déedéet estomac mënul empêcher nit mu woor comme li ma la wax rek ci aval médecin bi bu dee yow da nga am estomac xam nga estomac moom dafa bari feebar xam nga en général médecin loolu la ñuy wax nee nañu dama am estomac feebar yu bari la gastrite cancer de l'estomac comment dirais-je kii ulcère gastrique ulcère gastro-duodénal dafa bari façon daal léegi nag yow sa médecin bu xoolee ne yow sa estomac bi feebar bi nga am ci estomac bi nii mën na la mënu la teree nga woor da ngay woor mu wax la nag yan aliment nga war a éviter mais en général maladie estomac yooyu moom boo ko amee day bañ lu niin day bañ lu forox day bañ lu wex
waaw loolu lay bañ bu ko defee yow nga woor mais boo wooree tamit na nga lekk bu baax na nga xëdd bu baax na nga ndog bu baax ba pare estomac tamit day bañ nga xiif waaw parce que am na ñu bari ñoo xam ne dañ am ulcère parce que dañ naan régime lekk ñu lekk bu yàgg ba mujj gi ñu rey seen bi ba mujj gi ñu jaar fa am ulcère longue faim day indi ulcère donc nga moytu lekk feebar daal boo xam ne dafa am lien ak lekk mooy les maladies nutritionnelles li muy bañ da nga ko koy def li nga xam ne daf lay laaj nga yokk ko bu dee feebar boo xam ne da nga war a yokk bu dee feebar boo xam ne da nga war a wàññi li muy laaj pour nga wàññi ko bu la nee moytul lii nga moytu ko bu la nee baareel lii nga baaree dootoo ko lekkati bu boobaa di nga am sa wér-gu-yaram. kon daal alimentation équilibrée kon daal alimentation équilibrée mooy lekk suukar bi du bari xorom bi du bari ci diggante bi lay doon. aliment bu équilibré mooy doo lekk suukar bu bari doo lekk graisse bu bari doo lekk xorom bu bari lépp da ngay yemale mooy li ñuy wax yemale modéré ba pare nga fexe am na juróom-ñaari groupe d'aliments yoo xam ne moom moo am nga fexe repas bi nga fexe ñu teew dégg nga yàpp jën nen dégg nga céréales féculents mooy ñoom pomme de terre ñoom patate ak lentilles haricots ñu koy wax les légumineuses dégg nga léegi nga fexe meew teew war a crème fraîche war a yaawur soow yaa ngi dégg mu teew léegi nag yooyu xam nga parfois day difficile pour mu teew ndax ñun façon bi ñuy lekkee mais nit ki na fexe ba ci journée bi lekk yooyu meew ak ay dérivés mu jël ci benn dégg nga matière grasse day teew mais matière grasse yi tuuti lay doon tuuti la luy romb lay doon yaa ngi dégg léegi fruit ak légumes day teew bu ñor ak bu ñoru day teew léegi produit sucré boo diabétique pour hyperglycémie war na teew mais tuuti lay teew yaa ngi dégg noonu boo ko defee rek yow di nga am alimentation équilibrée ba pare nga bañ a par exemple wax naa la céréales ne la féculent légumes secs nga jël repas def ci céréales féculent déedéet céréales lay doon war a féculent war a mu doon légumes secs viande war a poisson war a mu doon œuf waaye nga jël viande œuf war nga jël poisson œuf xam nga menu gastronomique yi en général yi ñuy def ci hôtel yeeg yooyu dañ koy jaxase dañuy jël ñoom nen lu bari dañ koy def ci seen kii mais tamit loolu foog nga xam a lekk en proportion par exemple ñu ñëw jox la benn recette boo xam ne dafay am viande hachée ak nen dégg nga yow tey nga waroon a lekk 125 grammes de viande léegi ñu jël 125 grammes de viande boobu def ci 60 grammes d'œuf nga boole loolu yëpp ça te fait da lay defal repas boo xam ne day pléthorique. Vous avez vu. Donc moo tax nit ki pour mu manger équilibré dafa war a fexe ba groupe d'aliments yëpp soit représenté une seule fois mu naan ndox bu bari manger moins gras moins sucré moins salé boire beaucoup d'eau. Éviter l'alcool et les boissons gazeuses. waaw dina doy waar nag ci sénégalais yi dina doy waar lool ci sénégalais yi mbokk auditeurs yi di leen fàttali ne yéen a ngi seen émission meilleure santé ñu ci ànd ak suñu partenaire pharmacie nationale d'approvisionnement mi yor séddale garab gi moom itam muy def liggéey bu am solo ci biir réew mi ban conseil ngay jox ñi nga xamante ni ay malade nan diabétique des fois ñi nga xam ne dañoo am ulcère donte sax seen médecin da leen di wax ne yéen bu leen woor mënoo leen woor mais terewul nañu entêté wu dañ naan man daal jullit laa weeru koor jot na damaa war a woor ban conseil nga leen jox ak ban danger la war a am ci ñoom. waaw xam nga daal bu dee yow da nga diabétique war nga am ulcère war nga am benn maladie boo xam ne da lay tere woor sa médecin ne la bul woor parce que moom mi médecin bi ne la bul woor moom xam na yow boo wooree conséquences yi boo war a indi. yaa ngi dégg bu dee diabétique mën na la defal hypoglycémie bu dee ulcère mën na yokk sa feebar waaw léegi nag bu ko defee yow bul woor léegi nag nga dem xool nag ci charte l'islam yi yow loo war a génne nga génne ko mais boobu bul woor mais ñi nga xam ne dañuy dëgër bopp yow bul woor ñu woor après rek quelque temps dañuy gis conséquence parce que médecin bu demee ba ne bul woor moom xamal ne moom gis na lii waaji ñu yow boo wooree yaa ngi dégg sànq am na ku ma interpellé le matin di ma wax ne ma man de mënuma woor man ko bul woor parce que yow bul woor parce que mënoo woor da ngay feebar da nga diabétique nga da ngay xiif tout le temps et puis loolu mën na la jural beneen feebar xam nga li mu jural la beneen feebar mieux vaut yow nga bañ a woor nga def rek la islam wax parce que yow da nga feebar daal te suñ borom wax dëgg yàlla
macha allah dafa bari yërmande. tekki na ko ñi nga xamante ni seen wér-gu-yaram demeewul noonu. mu ngi noonu. émission bii di meilleure santé pharmacie nationale d'approvisionnement moo leen koy may pharmacie nationale d'approvisionnement di PNA di leen taxawu ci ay garab ci générique muy garab yi nga xam ne garab yu baax la yomb te wóor te ngeen soxla ko fépp fu ngeen nekk te mu jëm ci ñëpp ñu xamal leen ne PNA mu ngi ci région yi nekk ci Sénégal yépp. waaw madame Mbodj léegi nag dañuy ñëw si wàllum conservation produit yi nga xamante ni nit ñu bari ci askan dañ koy jëfandikoo ci wàllum koor ci wàllum conservation sa man damay dugg si ñi nga xamante ni parents yi nga xamante ni dañuy réeree mbir maanaam togg sa ceeb xëdd ci ba pare dencal ko xale yi bu ëllëg ay booru midi 13h nga tàngal ko jox ko xale yi est-ce que alimentation boobu baax na ci xale yi. Ça dépend xam nga en général weeru koor nit ñi dañuy tayal a toggal xale yi ci bëccëg bi waaw léegi nag togg bi ça dépend xam nga bu dee yow doo toggal xale yi ci bëccëg bi mais yaa ngi leen di prévoir ci repas du soir bi dégg nga repas ndogu bi yaa ngi leen ci bëgg a dencal ba ci suba yow boo yàqee rek tegal leen de côté boo tegee de côté bu seddee rek nga dugal ci frigo bi te bu dugalee ci frigo bi na nga ko denc ba nga xam ne du yàqu c'est-à-dire nga respecter chaîne de froid bi nga bañ a fay frigo bi ci guddi gi continuer tàkk fay xam nga fay frigo baaxul parce que day rompre chaîne de froid bi nga continuer conserver ko ba ca suba sa ba heure ba nga koy tàngal nga doog ko génne boo ko génnee tàngal ko ci saas ba mu tàng jër nga doog a jox xale bi mu lekk xam nga diggante boobu yàquwul mais yow déjà yàq nga reer bi bàyyi nga ko fa ba une heure ba ngay tëddi sedd na bu yàgg nga bàyyi ko fa moom moo ba nga xam ne sax surtout période tàngaay bi ñu nekk commencé na yàqu nga jël ko dugg ko ci frigo ba nga xëy léegi nag frigo bi surtout comme ñun frigo Sénégal ñëppay ubbeeku tëj yaa ngi dégg léegi chaîne de froid bi doxul noonu léegi nag lekk bi xaw na yàqu nga ñëw ne mas naa ko xaw na rattax tuuti rek naa ko tàngal jox ko xale déedéet lekk moom bu xale moom surtout dafa sensible surtout ndégam ñun mag ñoo sensible ci affaire aliment bu contaminé waxuma laa xale boo gisee rek xet bi xaw na changé rek wala couleur bi changé rek bu ko jox xale bi te li gënoon sax mooy xale bi dee ko toggal weeru koor lañ nekk mais moom dafa nekk ci régime dee ko toggal ay plat yu sew yoo xam ne yooyu du la sonal nga jox leen ñu lekk mais d'habitude da ngay gis comme dañ naan ndogu bi gars yi duñ bëgg a toggaat ci bëccëg bi mais quand même nañ veiller rek à ce que ñu conserver bu baax lekk yi mu bañ a am benn rupture de la chaîne de froid ba pare aussi buñ koy tàngale xale yi xam nga war nañu mënuñ ko mos mais ñu xenc ko laal ko. si même sillage bi nañuy resté madame Mame Adam mu mel ni tamit fruits yi ak yenn charcuterie yi yu ci mel ni saucisson ñu bari duñ ko conserver normalement comme ni nga ko waxee frigo yi yenn saa yi mu am rupture bu nga ko lekkee noonu lan la leen mën a indi si seen wàllu wér-gu-yaram. xam nga boo lekkee lekk boo xam ne c'est mal conservé mu yàqu altéré da lay indi feebaru biir buy daw ñu wax intoxication alimentaire moom la lay indi te intoxication alimentaire dafa garaaw parce que intoxication alimentaire dafa bari façon am na yoo xam ne moom du la may dara ci saa si jaare chronique yóbbu hôpital dégg nga day rayee sax léegi nag am na yoo xam ne moom dina la muñal am nga Sénégal dañu xaw a sàggan parfois nga lekk benn lekk boo xam ne kii na nga toog kër ga gérer ko fa waaw dina la defal jaare vomissement et cetera après mu jàll mais am na yoo xam ne moom du xaare moo tax lekk bu sell dafa am solo lekk njëriñam am na solo mais tamit cetam dafa am solo te cet gi yooyu yëpp mi ngi ci par exemple xam nga charcuterie ce sont merguez ñoom dañu sensible à la contamination microbe ñoom facilement microbe day ñëw ci ñoom parce que transformation yi ñu subir moo tax ba pare dañu am ndox xam nga comme yàpp rek ñoom ci yàpp lañ jóge te yàpp dafa bari ndox donc dafa gaaw a yàqu gaaw a tax yaa ngi dégg bu jëndi bu dem jënd mënoo dem rek ne xaaral naa dem jënd saucisson pour mois bi yëpp mois ramadan bi wala pour 15 jours de ramadan bi ñëw rek dugal ko réfrigérateur déedéet da nga koy congeler boo ko congelé mu bañ a am rupture léegi ngay génne peut-être par portion di yéegal ci kaw muy délivrer nga consommer mais boo leen jëlee di yéegal leen ci kaw ak tamit comme li ma la wax rek ñun suñu chaîne de froid même boo fayu frigo bi c'est à la portée de tout le monde ñëppay ubbi ko génn ñëppay ubbi di tëj donc air boobu di dugg rek mën na jouer ci température produit bi mu yàq lekk yi moo waral ngay gis par exemple boo dugalee benn lekk ñaari fan ñetti fan nga gis lekk bi commencé yàqu ci frigo bi loolu moo ko waral mais bu dee conservation bi dox na amul benn problème waaw
d'accord am na solo bu baax a baax yaakaar naa ni li ñu jagleeloon ci waxtu jeex na léegi dama lay jox kàddu gi nga daal di tàggoo mbokk auditeurs yi. waaw maa ngi remercier rajo Afia seen émission bi am na solo vraiment de gis naa ne dugg nañ ci question yu bari yu am solo xanaa di ñaax askan gi rek ñu bàyyi xel ci li ñuy lekk waaw ñu lekk équilibré lekk fruit lekk légume léegi bañ a xabaabal ci diwlin. yamale seen diwlin yamale seen graisse yamale seen xorom yamale seen suukar ba pare di naan ndox mu bari ba pare di yëngal seen yaram loolu daal la ñuy ñaax askan gi te yaakaar nañ ne buñ ko defee dina leen mën a jëriñ daal waaw léegi nag ramadan bi ñu ci bari nañ ci bàyyi xel ci ni ñuy lekkee bu ko defee ñu xëdd bu sell bu ñuy ndogu bu sell comme ni ñu ko waxee ñi nga xam ne ñoom dañu diabétique mën a woor ñu woor mais nañ lekk bu baax nañ xëdd bu baax nañ ndogu bu baax ci lekk yi nga xam ne moom lañ leen wax nañ ko lekk bu ñu lekk boo xam ne dañ leen ko teree lekk waaw ñi nga xam ne dañu hypertendu aussi ñu teel a reer ba pare ñu moytu bouillon yeeg xorom seeg graisse beeg yëpp waa kay ñu ngi leen di gërëm di leen sant. am na solo bu baax a baax yaakaar naa ni conseil yi nga xamante ni madame Mbodj joxe na ko boo leen ci toppee rek yaakaar naa ni di ngeen am wérgu yaram bu baax a baax rawatina ci weeru koor gi ñu nekk mbokk auditeurs yi lii moo doonoon seen émission meilleure santé ñu si doon ànd ak pharmacie nationale d'approvisionnement ñu leen di jox dig daje beneen àllarba ak beneen thème jëm ci wàllu wérgu yaram ñu leen di jaajëfal bu baax a baax. meilleure santé di seen émission wérgu yaram bi leen rajo Afia FM di digteel àllarba bu jot bu juróomi waxtu jotee ci ngoon jàpp juróom benn xoddiku ci bi nga lakkaleegul di lu wóor teel a jukk ci wàllum pàcc ci boo yëgee tawat di lu gën meilleure santé di dalal waxtaan yu am solo ci wàllum wérgu yaram ngeen di ci ànd ak seen xarit Fama Dieng. émission bii di meilleure santé pharmacie nationale d'approvisionnement moo leen ko doon may pharmacie nationale d'approvisionnement di PNA di leen taxawu ci ay garab ci générique muy garab yi nga xam ne garab yi baax la yomb te wóor te ngeen soxla ko fépp fu ngeen nekk te mu jëm ci ñëpp ñu xamal leen ne PNA mu ngi ci région yi nekk ci Sénégal yépp